Étoile Jamono ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey nag dàll Joal xaw ma ñun ñoo sol suñu dàll xaw ma kilifa gi moo sol dàllam mais tey ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen présenté gan gu màgg gi di Thierno Alassane Sall kilifa gi maa ngi lay nuyu. ñu lay nuyu bu baax jëli di nuyu mboolem auditeur ak youtubeur yi suivre Étoile Jamono di nuyu mbokk Joal yëpp ak tund gu ko wër. kan mooy Thierno Alassane Sall. waaw man doomu Sénégal laa bu juddu après les indépendances jàngee Sénégal juddoo ci Thiès plus précisément màggee fa jàngee lycée Malick Sy boobu nag ci jamono yooyu lycée Malick Sy moo doon benn lycée ci région de Thiès yëpp. xamante woon faak ay doomu Joal doomu Mbour doomu Tivaouane jànge aussi bitim réew ba ma amee sama baccalauréat def diplôme d'ingénieur en télécommunication fële ci Tunisie après diplôme d'ingénieur en aviation civile fële ci Niamey au Niger ci école africaine de l'aviation civile et de la météorologie liggéey ASECNA di kuréel goo xam ne ay fukk ak juróom-ñetti réew yoo xam ne Afrique la ñu bokk Afrique de l'Ouest Afrique de centre ak même Afrique australe moo naam Madagascar Comores yooyu ñëpp ci ASECNA la ñu bokk ak France parce que Réunion ba foofu île de la Réunion ak boor boobu Mayotte France ASECNA moo yor seeni kaaraange jaww ji ngir mbirum avion yi jaar yoon donc di ngeen gis monsieur météo yu bëri yoo xam ne peut-être léegi ANACIM jël na ko waaye ASECNA lañ ñëwoon ca njëlbeen yàggoon fa lool jëloon fa ay yorewoon fa ay ndombal tànk ba nekk représentant ASECNA ci Sénégal ak ci dëkk bu ñuy wax Comores nekkoon expert aviation civile internationale ndax nag banqaasu Nations Unies bi nga ñuy wax OACI maanaam organisation de l'aviation civile internationale te ñu dénk ko comme ni ñu dénkee OMS mbirum santé dénk FAO mbirum agriculture moom nañ noonu lañ ko dénkee mbirum aviation civile tànnoon ma bokk ci 19 experts ci àddina bi yuy bind mbirum charte yu beesu aviation civile bu ñuy annexe 19. macha allah xam naa ni présentation bi jaar na yoon ndox ba tànk yi bari na ma laal kii mais Thierno Alassane Sall nga jékki-jékki ñu gisoon la APR jékki-jékki gisatuñ la fa nga guerrier parti République des valeurs lan moo la may fit boobu ñii ni diil la ñii ni parce que gis nañ ñi nga doon àndal ko ànd ak ñoom boo génnee ci ñoom rek après coono bu métti moo lay dal ñu gis yow nga ñëw créer sa parti dégguñu la ci benn coow dégguñu la ci dara loolu lan la loxo yi set la wala qu'est-ce qui se passe. waaw damay d'abord leeral li ma boole ba ma bokk ci ñu créer APR. ndax man APR bañ koy sos maa ngi fi toog te booba dama amoon ay jafe-jafe en tant que représentant de l'ASECNA au Sénégal ak nguuru Ablaye Wade bi ci wàllum nu ñu bëggoon fexale ASECNA tas ko. ci bëgg nangu suufu aéroport gi kese boo demee tey aéroport Dakar daanaka bañ koy doxal di yóbbu jas daanaka suuf desatu fa woon. te ku xam nu mu bindoo gis ni que sax kaaraange gi dafa am woon problème ndax avion bu daan wàcc day tiim ay kër ba di laal léeg-léeg ñu laal ay antenne. ma jàppoon nguuru Ablaye Wade bi nag ba ñu ne dañ ma fiy tëj kaso. waaw histoire bu gudd waaye bu kul dem internet gis 14 novembre 2007. xool tapé Thierno Alassane Sall ASECNA Farba Senghor di nga gis yu mel noonu. tey munoo wax loo xam ne amul ay firnde parce que internet gaa ngi fii ku wër gis. loolu moom waraloon ma ne naa dem ànd ci ñu sos APR nekk ci teg nag ci charte yu ñëpp déggoon nañ ko ne dekkal ngor. la patrie avant le parti. gestion sobre et vertueuse. bu ñuy wootee nag dina am ñu gëm loolu. ñoo xam ne lii moo leen tax a yëkkati ñoo leen tax a jóg. am ñoo xam ne leneen a leen tax a jóg. xëy na dañu mer ngemb xam ne dañu bëggoon amay ndombay tànk ci biir PDS amuñu ko ñu xaddi dem fekki Macky Sall. mais man dama yoroon ay ndombal tànk te loolu doyoon ma lool. nee naa la léegi expert mondial aviation civile laa woon. doon auditeur di auditer ay réew yu bëri. ku auditer des pays africains. auditer des pays européens auditer des pays asiatiques. kooku yàlla am na lu mu la dénk ci wàllum teraanga bu dee teraanga àdduna rek waaye loolu lépp amul solo liggéeyal sa réew te taxaw sa réew te réew mi dafa toll ci ay situation moo tax bañ demee ba gis ni tamit APR lañ daan bañal mag Abdoulaye Wade ñu koy def mënuñu continuer di ànd ak moom waaw ñëpp dégg nañu coowal pétrole bi
jàpp naa ni. ñu bëri wax ni da nga vilipender état bi secret d'état nga génne. non dina ñëw ci loolu. waaye jàpp naa ne bala fi vilipender wala secret d'état yooyu yëpp dama toog ak ñi ma war a toogal. mooy kilifa réew mi ak premier ministre am wax leen ni li ngeen namm ci pétrole Sénégal dëppawul ak intérêt Sénégal waaye dëppawul ak yoon. kooku jàpp naa ni sénégalais yi war nañ ci defar taxaw seetlu. man mi jili sañuma tey tuumaal la ci lu nekk amut. waxuma la nag ku toll ni kilifa réew. sañuma tamit wax ci keneen ku mu nekk loo xam ne awma ci ay firnde. ku doy ni kilifa réew nga yor nag ay ndombal tànk mu defal la ay teraanga nommé le directeur général ARTP. nommé la ñaari yoon ministre. bu doon africain rek en général da ngay am kersa ku la defal teraanga sax nga même bu dee mu ngi def naka su dul noonu. nga dikk am looy wax ci moom. waaye comme dañu ne woon réew mi moo ñu tax a jóg la patrie avant le parti. gestion sobre et vertueuse bu fekkee ne dama tënku ci loolu xam ne ëllëg naa ko layoo fii ci kaw suuf dinaa ko layoo aussi ci bor ak borom bi. mais faw ma jël samay responsabilité def la ma war a def. ma yokk ci aussi bu fekkoon dama ragal nii bu ma ko waxee dina am lan lañ ma toppee ndax dama fi def ay ñaawteef wala ay yoo xam ne ragal naa ñu sulli ko topp ma ci. bu boobaa tamit du ma am sañ-sañu taxaw naan damay wax. maintenant xam nga gars yi dañuy wax ay secret d'état ak yooyu. secret d'état pour intérêt wu askan wi moo tax ñu def ko ak intérêt état. waaye du pour ñoo xam ne dañuy utiliser état bi ba pare di def lu leen neex ci seen intérêt bopp contre intérêt population ba pare nee nañu noppi. loolu complicité ci crime contre l'état la. suñu charte yi réew mi ak charte universelle yëpp maanaam foo dem ci àdduna bi. dafa ne ku fekkee loo xam ne dëppawul ak intérêt réew mi te jaarul yoon. nga noppee ko ëllëg war nañ la mën a atte di complicité ci loolu. te suñu pétrole bi nga xam ne moom mooy su yaakaaru réew mi mooy yaakaaru suñuy doom ak suñuy sët réew mi nekk ci ndóol bu garaaw. war ñu ci mën a génne gars yi fexe ba nga xam ne ëllëg duñ ci am lañ ca waroon am te liñ ci am lu nar a néew la. mais ku ci noppi. dama jàpp ni traître nga. contrat yi pour gars yëpp dañ ko rafetlu contrat yi ni mu amee ak Macky Sall ni mu doxalee est-ce que tey Thierno Alassane Sall war nga mën a xam état lu loo xam ne moo gën a baax. pour mën contrat yi de xanaa gisoo manifestation yi fi am déggoo lu ci BBC. yan manifestation la. ñu fi amoon après ba BBC defee révélation yi. man la ma wax dama ko bind ci téere jox ay firnde yu leer naññ. joxe ay misaal yu leer ku ko bëgg a weddi danga may ne lii nekkut. dama ni d'abord ñaari contrat la. benn bi Timis la concerné beneen bi Total. bu Timis bi dama ne Timis dafa ñëw indaalewul dara jot contrat yi ci nu dëppawul ak yoon ci diggante ñaari tour présidentiel 2012 yi boobu Wade moo nekkoon président. dëppawul ak yoon mais ña nekkoon ak Wade sax xam ne dëppoo ak yoon ba ñu defee décret yi ñu xam ne léegi élection yi Wade jóge fi. ñu bañ a numéroter décret yooyu bàyyi foofu pour Macky Sall bu ñëwee joyanti ko. xotti contrat yooyu tegaat ko ci yoon. moom mu ñëw valider ko. Timis bi nga xam ne de manière illégale la fi duggee war a am 200 milliards ci xobbet ba pare saa yu ñu xeelee baril pétrole mu am ci pourcentage am. te moom du ci liggéey dara parce que jaay na affaire bi BP ak Cosmos ci jaay boobu la amee 200 milliards man ma war a signer loolu man du ma ko signer donc loolu képp ku ko bëgg a teggi. mais loolu yow est-ce que am nga ci droit. defal nànk signal nga ni du ma signer. defal nànk jëli dama ne képp ku ko bëgg a teggi. dafa war a wax ni Timis. ni mu fi duggee dëppoo nag yoon. du question signal wala bul signer dama ne. lépp lu waay signer responsabilité am la. te kenn du la signé loo xam ne dëppawul ak intérêt mi te dëppawul ak yoon. dama ni kooku bëgg a teggi da ngay ni ndax li ma wax li nekk na wala nekkul Timis. ndax dugal na fi xaalis ndax nu mu ko jotee dëppoo na ak yoon te dëppawul ak yoon kooku rapport IGE moo ci nekk am. loolu tax gars yi làq rapport IGE bi. yéen ñëpp dégg ngeen ni rapport IGE président jot na ko jotu ko dugg na fii parce que bugg ko jot xam na la ci ne. xam na ni lii dëppawul ak yoon. moom mi ko def. deuxièmement ku bëgg a weddi li ma wax ni day wax ni Timis jotul dërëm man nag dañ ma jox contrat bi 20 avril 2017 ma jot contrat bi nga xam ne ci la Timis di jaayee BP bu jaayee une semaine au plus tard après mu war a jot 200 milliards de francs CFA. ci kaw xam ne ni mu jotee contrat bi c'est illégal te dugalul dara ci xaalis ba pare
pendant 45 ans bés bu ne dina jot ci pourcentage pétrole bi mais loolu bu ma ko signé man traître la beneen bi ci des ma ne Total ba ñuy def contrat kii classement yi non seulement moom moo nekk 5e ci 6 te 6e bi moom normalement waruñu ko considérer parce que amul compétence et capacité yi mais lu mu joxe mu yées lool lu ñeneen ñi joxe te Total boo xoolee BP ak Cosmos ñoo àndoon BP moo ko gën a rëy ci fànn bu ne moo ko ëpp doole ëpp ko alal ëpp ko xam-xam ci wàllum pétrole donc bu fekkee ne BP ñëw na taxaw ne man dama lay fay misaal ci sa caméra bi 1 million BP ñu wax loolu yow beneen waaye ñu ne la dama lay fay 200 000 yow bu fekkee ni sa alalu bopp la doo ko jox ci 200 000 alalu Sénégal nag amoo sañ-sañ même sa alalu bopp waroo ko joxe ci 200 000 ndax da nga am njaboot ndax da nga am sa kër bopp mënuñu la ko bàyyi nga koy tayle ci nu la neexee ak sentiment nag alalu askan wi loolu amuñu ci droit texte yi c'est clair loolu moo ma boole gars yi. dëgg la mais yow dama jàpp ne sénégalais yi xam alhamdulilah ñu bëri xam nañu comprendre nañu surtout ba BBC waxee ñu ngi ma ci félicité te man jàpp naa ni sama devoir laa def. mais combat bu métti bii nga sóobu muy combat bu métti ngay xeexal sénégalais yi yenn ci sénégalais yi taxaw ni lii deal la parce que Thierno Alassane Sall day waroog opposition bi bu opposition bi jaaree nii mu jaar ne ak par rapport lii nga wax loolu man su ma koy dégg damay jaaxal am na ñu bëri dañuy gëm ni yow sa opposition bi jaaree nii nga jaar ne. benn yoon la ñu gis ni que opposition bi fu mu jaar ma jaaroo ànduma ci. damay fàttali nii par exemple ci mbirum parrainage yi ñu toll en 2018 bañ koy def manifestation yu metti 2019 ba sa manifestation 2018 ba ñuy def loi parrainage bi juillet manifestation yu metti ku xool presse bi di nga gis 2019 ba résultat wu parrainage yi génnee ña amoon parrainage te doon manifester ak ñun dañu ni amul problème nañ dem ci élection dinañ daaneel Macky Sall ñun ñu leen loolu naxaate la Macky Sall bu demee ba def yi dafa ko wóor ne dafay gagné mu ngi ak sondage am réglé na problème bi ñu continuer di manifester bés bañ may jàpp tëj ma commissariat central man Omar Sarr ñoom Thierno Bocoum ñoom Déthié Fall et cetera leader yooyu ngeen di wax yi te ñu amoon parrainage ñoom ñu ngi woon ci seen campagne électorale boobu kenn waxul ni ñooñu dañu waroog opposition bi bu ñuy wax ci pétrole bi après naa la woon ay film fi ma yoree drapeau Sénégal man rek maa nekkoon jour boobu leader ci terrain bi yeneen gars yëpp dañu ñëw ci seen i oto xam ne affaire bi metti na parce que c'était pas autorisé ñu jaar rapidement dellu police ne leen dëpp leen wala jaarloo leen ci yeneen ruq yu amul woon bëriwul woon nit ñu topp dellu man dama wàcc 2000 damay faral di wax gars yi même bu ñu dajee entre leader dama leen ne xanaa Decroix nangul naa ko moom ëpp lu mu manifester man ba ma juddoo ba tey nee naa la 2007 dañ ma bëggoon arrêté ci biirum ASECNA ci loo xam ne mënoon naa noppi. mais nag dafa mel ni fi manifestation météo ba ma toogee aussi ci bureau Macky Sall mënoon naa noppi. opposition gënul radical nga toog ak président de la république parce que boo nekkee ci mbedd di wax. da nga bëgg président dégg ko est-ce que yaa ngi dégg wax ji. mais toog ak président de la république du benn jataay ñaari jataay. le lundi 24 avril 2017 maa ngi koy wax ci téere bi ak le mardi 2 mai 2017. ñaar yooyu yëpp nga wax ko ay wax yoo xam ne dafa leer ni jant. néew na ci Sénégal gi ñu am fitu toog ak président de la république du ñu yoxi du ñu kii wax ko booy manifester ci biti nag. c'est que pour que président dégg ko. mais xam nga ma parenthèse ma égalé ma ne nag donc benn affaire la gars yi di wax ni que ànduñu ci manifester wuñu mooy affaire mars dernier yu jàll yi. boo moo tax waxoo ci dara wax naa ci. la ma wax dafa arrangé wul ñenn ñi te yéen journaliste da ngeen war a bàyyi jàpp ni lu ñooñu wax rek ñoom ñooy opposition. yéen ba tey xam nga yaa ngi topp jeu boobu parce que waxuma li gars yi wax rek bokkuma ci opposition wala ànduma ak opposition. non dama ne affaire boobu affaire u Adji Sarr boobu pour être plus clair. dama ciy maandu parce que xaw ma nu mu demee kenn moo ci mën a wax. lu Sénégalais yëpp xam. mooy justice. mais est-ce que loolu tamit non man wax mu leer ma wax mu leer. non defal naa parce que kii àtte sax amu ci lu leer.
pour man yow bu lu mel noonu non may ma tuuti ma dugal question parce que yow tey su fekkente ni da nga ciy wax da ngay xool action yi ni mu demee nga xool fee yi ni mu demee nga indi sa analyse wax ci sa xalaat mais boo nee awma ci lu leer est-ce que juge bi ci boppam sax am na ci lu leer moom mi àtte. yow da nga am lu la ci leer action yi ni mu demee. non man sama analyse lay wax mais man dama lay laaj. képp ku ci wax dama ne dama lay wax sénégalais yi laay waxal te télé laay wax képp lu ci wax ci loo xam ne dafa xew ci néeg ci diggante nit ak nit fekke woo da ngay wax parloo dégg nga wax ji yow xamoo man xaw ma kii xamul kenn xamul lu tax ab nit ci couvre-feu dem foo xam ne ñëpp xam nañ du salon de kinésithérapeute amul agrément officiel kinésithérapeute nga dem fa kooku sa problème la man duma ci àddu dama am nag fitu wax clairement li ma gëm am na ay journaliste am na ay juge am na ay homme politique yoo xam ne ni may waxee nii mu leer ñu am fitu wax ko amuñu fit bi tëdd ni may xalaatee la ñuy xalaat man nag. mais xam nga tamit coow lu mel nii am ay 14 morts. déggoo li ma la ci wax. non xam naa li nga wax waaye tamit. li ma wax mooy justice li ma wax mooy. mais jëli li ma wax mooy justice rek moo ko mën a leeral. justice moo mën a déglu kii. déglu kee def ci ay enquête am li jëtti affaire bi man nag am naa ci sama xalaatu bopp. waaye dañu toll ci dossier boo xam ne justement parce que am na 14 morts. nekkatul sa xalaat walla sama xalaat. dafa nekk mbir moo xam ne justice dong moo ko mën a trancher. képp ku la wax leneen dafa far à gauche walla mu far à droite. da nga ciy gis ay droits de l'hommiste dégg naa récemment benn droit de l'hommiste bu toog ne dañu war a libérer l'accusé. loolu du position droit de l'hommiste man du ma faral l'accusé ni l'accusatrice. dama ne xawma lu xew. comme yow ni nga ci ñàkkee xam lu mu xew. comme ñu ci àddu ñëpp. puisque fekkewuñu xamuñu lu xew. donc la seule façon de trancher le dossier. c'est que la justice se prononce. ku ci wax leneen da nga wax parloo. mënuñu nekk nag ab réew boo xam ne. bu amee ku man loolu moom moo tiital ci kii ci réew mi. bu amee ku naam xam naa nag li waral nit ñi yëpp am. njiixi njaaxa parce que justice biir ni mu demee ci réew mi dafa am ñoo xam ne boo demee boo nekkee opposition boo demee man mii opposant bu ma demoon ci kanamu justice bi naa am tiitaange. ñu ngi dem nii parrainage wóoruñu ni bu demee conseil constitutionnel dañ ko juger nu mu kiiwee. nu mu jaare yoon. moo tax d'abord benn man lu may def damay moytu am prox ndoll boo xam ne justice dina fi mën a jaar pour téema ci mbirum Macky Sall bii nii may wax pétrole bi. bu ma ragaloon ni. bu ma taxawee addu dinañ ma woo parce que dafa am ay jiixi jaaxa yu ma def ba ma nekkoon ci biir nguur gi. amaana du ma taxaw di am fitti wax nu mu leeree nii. macha allah mu nekkoon Thierno Alassane Sall xam naa ni waxtu bi xat na parce que ñi koy xaar ci biti waaye mënuma dem te laajuma ko ñu xëy rek dégg ni Thierno Alassane Sall da doon fayeeku 20 millions mu demandé ni moom nañu wàññi loolu est-ce que loolu lu am la. wala ay rumeur la wala loolu yow lu toll ni 20 millions ñu la koy fay nga ni noonu lii dafa bëri est-ce que loolu yow yaa wax loolu yow. man maa wax loolu ci émission parce que loolu moo nekk. 20 millions nga ma wax. ki ma jiitu ARTP. boo xoolee salaire brut ay 14 millions la woon. nga boole ci kër goo xam ne dañ ko luweel toute taxe comprise ëpp na 3 millions 400. nga xool. ñoo koy fayal ndox. di ko fayal courant. di ko jox 2000 litres carburant. di ko fayal ay gardiens yoo xam ne armée yoo xam ne ñoo doon dar kër gi dafa am piscine am lu ne. di ko fayal téléphone. di ko jox ay 3 voitures. loolu boo xoolee traitement yooyu yëpp ëpp na 20 millions. maa dem seeti président de la République boobu ñoo ngi doog a ñëw. noonu gestion sobre et vertueuse. patrie avant le parti. ma dem seeti ko ne ko lii. la waajur yi doon fayee ko. décret nag moo ko def du décret rek moo ko mën a dindi. yow man aw ma sañ-sañu yokk aw ma sañ-sañu wàññi. mu xaw a yéex ma dellu gis président jour boobu daf ma ne demal seeti Aminata Tall. bu ko defee ñu xool société yi ak agence nationale yëpp salaire yi ñu jëm ko harmoniser limiter ko à 5 millions.
mu xaw a yéex ma dellu seeti président de la république bis boobu maa ngi ko fekk non pas palais mais këram ba nekk ci Mermoz ab guddi mu waaj a dem umra li may wax dafa leer mu woo ministre des finances ne ko waaye mais dossier bu ma la waxoon ci salaire yi fi mu toll il faut accélérer ko bu ma jógee umra bëgg naa fekk fii affaire bi ñu ma signé ko donc noonu la demee loolu mosoo dégg gars yi xam nekk ci kaw ñi may tudd comme ba mu ma newee demal seeti Aminata Tall télé laa ko waxee faram fàccee mosum dégg Aminata Tall weddi wala président de la république weddi ñii nag dañu bëgg par parloo rek nekk ci camp pouvoir bi wala Thierno Sall arrangé wu leen loo wax ñu jëm ko teggi fekke wu ñu xaw ma loolu tax ma ne man damay maandu ci lu bëri lu ma xamul du ma ci wax wala du ma ci kii waaye lu ma xam dinaa ci wax nu mu gën a leeree. Thierno Alassane Sall actuellement ñu gis Macky Sall mu ngi dajalewaat njabootam di leen di seet ndax yow bokk nga ci ñu mu woo wala. Macky Sall amul njaboot man du ma njabootu. non du ma njabootu kenn. dama lay defal naa foo xëy la defal naa nga wax la dañuy fàtte parti politique Macky Sall njabootam mooy doomam yu mu jur. parti politique. mais njaboot waxin la tamit. waaw da nga may déglu ma tax. njaboot waxin la. non waxin boobu moo lañ fi war a jëlee. moo tax ñu démocratie amatul Sénégal. Normalement ci parti bu ñuy dëppee APR. Macky Sall ak ñeneen ñi dañu war a am congrès am woote ay sañ-sañu. loolu lañ fi waxoon. moo fi waxoon nouvel ordre de priorité ñu ne dañuy tabaxaat parti bu bees man ci ñu sos APR laa bokkoon. li ma lay wax lii mooy li ay gor ay nawle toogoon tënk ne nii la ñu bëgg a doxalee réew mi ak parti bi. bu demee nag ba ñu defaat ko comme li ñu doon xeex mooy lu PDS. mooy bon rien n'a changé mais normalement. parti ay nawle ñoo ko séq bul jàpp ni ñoom buur yi fi ne woon dammeel yeeg barag yeeg yooyu ñooñu bul jàpp ni lu leen neex lañ daan def ci seen i non xam nga man su ma nee njaboot maanaam ñam daan àndal bu njëkk te tey gis nañ ni woote na waa ay àndandoom ndax yow woo nañ la wala woowuñu la loolu laa la laaj. bon man bokkuma ci ñu ñuy woo parce que ñoom xam nañ ma amaana yow xamoo ma wala ñu bëri xamuñu ma mais Macky Sall xam na man bu ma xasee romb benn affaire jeexal naa ci. waaw parce que lu ñu boole lu tax ma jóge fa dafa nekk ay principe te mënutu ko effacer mooy pétrole Sénégal beeg élection yi ni mu demee yu bëri mu ngi fi ci suñu diggante loo xam ne mënu ko effacer bu fekkoon ne ay caaxaan moo taxoon ma jóge fa. jubale na dina yomb. mais lu ma la dog mais instant bi bu la Macky Sall oo woon ngir intérêt Sénégal pare nga pour dem wala loolu jeex na. xam nga nit ñi waruñu jàpp intérêt Sénégal mooy nekk ci gouvernement bi gouvernement wu Sénégal ña fa nekk. bëri nañ lool ak parti opposition. opposition dafa nécessaire ci démocratie. intérêt wu démocratie mooy opposition bu xarañ. bu gëm lu muy def nekk ci pays réew mi. mais bu ñëpp àndee rek bëgg a maasale. lu président def nga ne baax na. te surtout ànd ak koo xam ne boo joxee sa xalaat. comme ni ngay joxe xalaat li gars yi joxe seen xalaat ci deuxième mandat bi ci constitution réew mi. pas ci géntu Macky Sall wala lu ko bëgg lu mu bëgg. mais ci constitution réew mi. ñu joxe seen xalaat ñu dàq la. loolu ban sañ-sañ lañ fa am dama lay fàttali nii. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour jullit ñi da daan wax ñoom Seydina Omar wala yeneen saaba yi nekkoon lii ci yàlla la jóge wala sa xalaatu bopp la bu dee xalaatu boppam la am nañ sañ-sañ joxe seen xalaat muy dem ba amay aaya yu ñu ni fii kat li Omar wax mooy kii mooy am donc bu ñu demee ba nga xam ne ay àndandoom sañatuñu noyyi bu toogee man mënuma ànd ci ànd yu mel noonu moom xam na ko man xam naa ko donc nii moo gën pour moom ak man. d'accord mu nekkoon Thierno Alassane Sall mais mënuñu dem nag te laajuñu ko ñëwam fii ci Joal Fadiouth tournée bi muy def lan moo ko waral. ñu ngi ci tournée département de Mbour. am yaakaar def fi ay fan. li ko waral mooy géej fi ñoo du guleet ñu ñëw fii. ne mekk si Covid bi tënkoon nañu bu baax. nga xam ne 2 ans ngi nii mënuñu def mouvement yi ñu bëggoon. mais dañu yàggoon di def ay tournée diisoog ñëpp diisoog sénégalais yi. maa ngi jóge côté Lompoul gis fa ay situation yi doy waar ci wàllum mbéy mi. ñi nga xam ne béy nañ ba pare pour ñu jaay problème la. mais loolu moom yàgg na Sénégal. te daaw dañu gas sax seeni soble suul ci réew moo xam ne marchandise bu ñu yor muy soble ay tomate ak ñu mel noonu maraîchage boobu. kuy xëy di nga ko soxla parce que ku xëy di nga lekk di nga añ wala reer. mais ñu
ci seen biiru réew mënuñu ko jaay lu leen dab foofu bokk na ci di ko waral ay par exemple indien yoo xam ne jox nañ leen ay 3000 hectares bàyyi leen ci lac de Guiers bi ñu am ay moyens di ñëw di béy à des conditions très compétitives par rapport ak sénégalais yi li ñuy béy di bu ñu dugalee marché bi wala bateau yi ñëw wàccee marchandise ñoom dootuñu mën a jaay loolu xaw na xew fii ci Joal wala ci région ci seen zone touristique bi da ngay gis gars yi ñu jënd suuf tabax ay kër ay ñu dëkkul ci réew mi tabax ay kër di ko def ay maison d'hôte hôtel yi di daanu donc mel na ni suñu jàngoro bokk na ci li ñu ñoom ne dañ daan importer marchandise dañ daan importer ay légumes ak ay fruits léegi dañuy importer ay cultivateurs indiens ak ay cultivateurs philippins ak yooyu fii tamit dañuy importer léegi touristes yi dañuy ñëw ci ay maison d'hôte yoo xam ne ay étranger ñoo ko fi teg mais naka la suñu koom di suqalikoo ci conditions yooyu donc débat bi ñu war a débattre sénégalais yi nañu bàyyi ay Thierno Sall ndax opposition nga wala nañu dem ci sujet profond yi nga xam ne ni mburoog soow bi xaw ma yaay caakiri bi ñu bëri nañu bàyyil wax jooju quoi bàyyil wax jooju parce que non man la sénégalais yi wax non du question sénégalais yi man maa ngi dajeeg sénégalais yi amul benn sénégalais bu taxaw bu sañ a jàkkaarloog man wax ma loolu xam nga lu tax parce que dama ne encore une fois amul benn sénégalais gum bu taxaw jàkkaarloog Macky Sall les yeux dans les yeux nekk li ngay def du intérêt Sénégal moom wax nga ma ko waaw na gars yi def loolu ba pare opposition du taxaw di saaga ci réseaux sociaux yi di wax lu la neex man dama nekkoon ministre poste bu Abdoulaye Diouf Sarr yoroon ci parti bi mooy coordonnateur cadre bu mu yor actuellement man maa ko yoroon ma bàyyi loolu lépp ngir intérêt Sénégal te dugguleet bañ may perte sama poste directeur représentant ASECNA nee naa la nga dem internet xool pour loolu la donc du ma nangu benn yoon gars yoo xam ne seen opposition ba ñuy 23 juin ba ñuy marche man 23 juin dama marche ñoom ñu ngi toog seen bureau yi ci ministère des finances ak yooyu di naan seen café di tiim mbedd mi ñun ñuy marche ñu taxaw fii tey bugg a wax ci réseaux sociaux yi gëmloo sénégalais yi leneen ku mu neex na gëm loolu mais ku jàkkaarloog man wax ma loolu ma wax la ni da ngay caaxaan waaw. macha allah Thierno Amadou Sall nekk suñu gan tey fii ci Thierno Alassane Sall ñu koy gërëm bu baax a baax ci àndandoo ak ñun ban moo nga bëgg a jeexale. wax xanaa di nuyu mbokk Joal bu baax. di wax ni que dëkk boo xam ne mënoon na gën a jëm fii ci kanam. ndax lépp lu suqali ab dëkk mu ngi fi. ci wàllum napp gi ci wàllum maraîchage ci wàllum tourisme. mais boo duggee ci dëkk bi balit yeeg problème assainissement dafa mel délabrement c'est terrible Joal image la boo xam ne recul bu Sénégal am parloo bu ñu xasee ànd ak kenn ne dañuy ne doomu dëkk bi rek nañ ko jàppale nañu xool lan mooy jëmale réew mi kanam nañu déglu xalaatu nit ñi déglu seen i proposition xool seen i jaar-jaar man bu fekkoon te dama bëgg ay tappale du ma génn 5 ans ngi nii ma nekk bi en dehors du gouvernement pour lan pour delluwaat def lan ak Macky Sall lan la yor loo xam ne musuma ko kii dem nañ ba moo nekkee foofu ne ma boo defee nii ñu digle poste premier ministre dafa am ñoo xam ne nag ñoom poste ministre wala directeur wala yooyu moo leen jaaxal man loolu jaaxaluma man toute ma vie je me suis battu ñoo xam ne kay dañ ni defal na ma teraanga fal na ma poste defal na ma teraanga nga rallier waaw ñu rallier man nag dama newoon ci biir nekk ci ministre Sénégal rek laa ko gis dañu war a laaj opposition yi may jéem a kii ndax ñoom bu ñu nekkoon ci biir ndax loolu dina leen ko jaral doy na waar de 20 millions yeeg yooyu nga daal di koy wàññi mu nekk Thierno Alassane Sall nekk nit ku gëm boppam nit ku bëgg Sénégal nit ku wóolu Sénégal tey nag OFTM ak waxtaanam bu yaatu bu ñu amoon fii ci Étoile Jamono ñu koy gërëm di ko ñaanal parti des valeurs jëm ca kaw ca kanam macha allah grand ziar nañ la bu baax.